leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci studio iRadio ITV bu groupe Media Invest di am mbégte tey di dalal madame Laure Tall madame Laure Tall nag dafa jàng mbirum agroécologie jàng tamit nekk directrice de recherche IPAR bi institut bi nga xamante ne day participer ci lépp luy maanaam recherche ci agriculture madame Laure Tall tey sax yaa ngi ñëw fii studio bi taw bi commencé na depuis démb léegi Dakar a ngi taw mu ngi waame bi yëpp ndox bi bëri moment yi bu ñëwee béykat lu muy ressentir ak recherche lu muy ressentir en tant que chercheuse. jërëjëf Alassane maa ngi lay nuyu di rafetlu invitation bi tey li may mën a wax mooy li chercheur bi di ressentir chercheur bi gëstu ci agriculture. parce que béykat bi moom li mu ressentir moom rek a ko xam. donc man chercheur laa ci wàllu agriculture te su ma gisee saison bi di démarrer dama ciy kontaan. parce que xam nañ ne Sénégal li ëpp ci agriculture bi mbayu taw la. du mbayum noor. donc loolu laa mën a wax. mais gis nañ ne ren saison bi ni mu démarré tamit dafa xaw a tardé. dafa xaw a tardé tuuti. te su ma waxee ci wàllu chercheurs yi saytukatu climat bi dañu waxoon ne ren dinañ am saison boo xam ne dina baax dina teel a commencé te dina bëri ndox mais gis nañ ne xaw na tardé tuuti gaa mënuñ ñu xam ndax ndox bi dina bëri am déet waaye pour le moment bon démarré na daal mais xaw na tardé. waaw lii bu amee gis nañu ci crise sanitaire bi ñu nekk. béykat yu bëri am nañu seen i doom. te feebar bi bu mu commencé ci maanaam dëkk yi dëkku taax yi maanaam ay Dakar ak ville la gën a laal waaye gis nañ moom genre progression bu ndaw ci intérieur pays bi est-ce que loolu du indi tiitaange ci xamante ne ñoom ñu war a toppatoo tool yi te xam nañu Sénégal comme ni nga ko waxee sànq mbéyum taw la ñuy dundee te béykat yi ñoo war a nekk ci tool yi xale yi ñoo war a nekk ci tool bi feebar bi fu duggee est-ce que du mu indi gàllankoor ci production locale bi. Alassane li ñu mën a li ñuy saytu mooy li amoon ci loolu la ñuy basé wu pour xam li nar a am wala pour joxe ay recommandations wax nit ñi li ñu xalaat ne loolu la ñu waroon def loolu la ñu war a def soo xoolee daaw depuis mbasu Covid 19 bi. li ñu gis ci campagne yi mooy ne que épidémie bi feebar bi gaa amoon na mais du li gën a sonal. mbaykat bi ak production bi. la moo la sonal. li gën a sonal baykat yi ak producteurs yi mooy mesures yi ñu jël pour xaw a wàññi mbas bi c'est-à-dire tëj marché yi wàññi déplacement yi diggante région yi loolu moo gën a sonal producteurs yi ak commerçants yi ak sénégalais yi aussi. mais ren gis nañ ne am nañ variant bu bees nee nañu variant delta variant boobu. léegi gis nañu xale yi sax dañuy am Covid te première vague bi dañ ne woon mag yi la donc am na changement diggante li ñu gisoon daaw ak li ñuy dund ren. donc li ma xalaat mooy ni que mën na ne li ngay wax ni mën na am ne feebar bi dina dal agriculteurs yi. mën na wàññi seen ñi leen di liggéeyal mën na wàññi surga yi liggéey ci tool yi mën na ne mais ci man bu ñu fexee ba wàññi effet mbas bi ba mën a continuer économie bi effet yuñ ciy ragal duñ ko ci gis. justement yu situation bu amee. yan anticipation la war a def yan. ci surtout wax nga sànq il faut ñu xool nu ñu mën a aar béykat yi ci àll bi mbas bi bañ a laal surga yi bañ a laal tool yi parce que ñoom ñooy liggéey ci tool yi. waaye scénario yëpp war nañ ko mën a calculer. bu amee nag ban taxawaay. la agriculture war a taxawee. ñun chercheurs yi dañu am déformation mënuñu taxaw rek wax suñu xalaat balaa ñuy wax dañ koy teg ci ay anam yu leer. ñun nag waa IPAR. mooy prospective bi daal. mooy prospective bi mooy analyse bi mooy recherche ñun waa IPAR léegi mu mat 8 mois bi ñu commencé liggéey ci impactu Covid 19 ci li ñuy woowee système alimentaire mooy li ñuy dundal
ci production ba fi ñu koy jaay ba fi ñu koy consommer donc système alimentaire yooyu dañuy bëgg a xool Covid bi nan la ko laalee résultat yi ñu ci bëgg a am incha allah fii ak fin du mois début du mois de septembre dinañ am ay résultats yu ci leer te dinañ ko partager ak sénégalais yi dinañ ko partager ak waa gouvernement bi parce que xam naa ne loolu dina leen intéressé suñu xoolee agriculture bi li ma mën a recommander mooy prévention gis naa ni ci sa émission yéen a ngi def liggéey bu rëy ci prévention ci mbas mi informer nit ñi ci li leen mën a aar geste barrière yi gis nga bi ma ñëwee danga ma immédiatement danga ma jox gel fii yëpp nettoyé nañ ko mais léegi boo demee ci campagne yi gaa ñi ñaa ngi dëkk ci kër yu mag diggu kër yi yaatu nañu booy liggéey ci tool yi doo jege nit ñeneen ñi ngay liggéeyal donc peut-être que ñooñu mbas bi du leen laal comme ñi nekk biir taax yi nga xam ne ñëpp a dëkk seen suñu dëkkandoo yi dañoo xat suñu bureau yi dañoo xat fu ne ñu ngi tëj ñu ngi taal climatiseur bi loolu ñun ñoo gën a nekk à risque que ñi nekk ci campagne yi mais suñu yokkee information yi ci ni ñuy aaree nit ñi ak Covid bi nan la lay contaminer xalaat naa ne du ñu am cas yu bëri noonu te dinañ mën a liggéey. bu ñu gëstoo agriculture Sénégal nu mu tëddee. sànq wax nañ ko sous pluie la maanaam 3 mois yi dañuy béy toggaat xëy na du diir bu ëpp loolu duñu béy ban paradigme ban changement lay war a indi ci agriculture bi comme ça yii crise yi di am ni parce que bu amee yenn réew dañuy tëj seen frontière te Sénégal day importer du muy lekk lu bëri yan matuwaay la ñu war a jël en interne ñu mun a génn ci importation denrées alimentaires yi Sénégal gën a di mun dundal boppam. ci crise bi gis nañ ne aliments yi amoon na mais prix yi dañoo yokku te comme ni nga ko waxee Sénégal dafa dépendre lu bëri ci extérieur donc yeneen dëkk yi bu ñu décider ne dañuy arrêter yóndee ay lekk Sénégal ñun ñooy perte li ñuy recommander mooy ñu am ay production yoo xam ne c'est local ba pare plus que local production yi day jege ñi koy consommer par exemple ñu ngi gis zone des Niayes bi de plus en plus ñu ngi koy tabax tool yaa ngi wàññeeku ci zone boobu te xam nañ ne zone boo xam ne la suuf si baax na am na ndox te mooy zone bi gën a mën a produire pour dëkk bu mel ni Dakar donc ci li ñuy ñaax décideurs yi ak politiciens yi mooy ñuy xalaat bu baax suñuy def seen plan d'aménagement yi suñuy dagg ay parcelles ñu xalaat ne zone boobu c'est li ñuy wax le panier du Sénégal foofu légumes yi yëpp pour Dakar waaye foofu lay jógee donc loolu la ñuy recommander ñuy xalaat pas ne problème a ngi nii lii mooy solution bu gàtt bi mais di xalaat à long terme gaa gis nañ ne que daaw am nañu ay distribution alimentaire ñu ngi koy gëstu d'ailleurs ba xam impactu distribution bi naka la ak nañ la mais au-delà de distribution bi dañu bëggoon nit ñi utiliser li ñuy produire localement bi ñuy distribuer ay ceeb ak ay pâtes ak ay dëwlin fekk na am na ay secteur ay ñi doon produire soble par exemple seen soble bi des seen loxo parce que mënuñu ko woon jaay donc ñun chercheurs yi wax nañ ko wax sénégalais yi wax nañ ci bàyyi xel décideurs yi tamit wax nañ ci bàyyi xel ne suñuy ut solution bi ci suñu loxo la war a nekk. solution endogène locale endogène ba pare li ñuy wax souveraineté boo bëggee dimbali sa dëkk dimbali sa waa dëkk da ngay xool solution boo xam ne yow yaa koy créer bu dee li ngay ut ci solution extérieure lay jógee chaque fois extérieur bu ne bu tëjee bu ne man fi mu ne nii maa ngi ci yeneen problème wala bu wàññee aide bi rek
dinañ am tolof. waaw sax nga wax nga affaire bu am solo mooy zone des Niayes bi ñu koy compter di tabax te zone des Niayes moom mooy panier Dakar mooy panier Sénégal légumes yi di bëri lañ fay defee est-ce que pour yow dañu war a jël ay matuwaay xool nu ñu mën a interdire zone des Niayes bi ñu gën ko tabax parce que bu ñu ko gënee tabaxee fii ak peut-être 20 ans 30 ans Dakar mun a yeewu ou bien Sénégal mun a yeewu dootu amat légumes dootu amat dara lu ñu dundalee nit ñi fi. Alassane, je crois que fi mu ne nii am na ñu bëri ñu ci réfléchir ñu ciy waxtaan il y a quelques années def nañu lu ñu wooyee prospective Niayes di xalaat naan Niayes lan la nar a nekk d'ici 2030. fi mu ne nii sama collègue waa IPAR ñu ngi def benn prospective alimentaire pour zone des Niayes te acteurs yi nekk ci zone des Niayes yi ñoom dañu optimiste ci seen zone parce que nee nañu ñoom ñu ngi taxaw pour xeex continuer di produire biir zone des Niayes léegi nag est-ce que autorités yi dinañ leen mën a gën a jàppale pour ñu continuer production boobu gëm naa ne loolu lu mën a ne la te crise u Covid bi ñu tëjee région yi dañu gis ne que c'était extrêmement important ñu mën a produire localement. Est-ce que justement si autorités yi réflexion boobu appuyer nañ ko gën a renforcer production locale bi en disant que ni nga xamante ne xewoon na fii ba ñu tëj yenn marché yi ba yenn produits gën a cher parce que dafa doon rare est-ce que dooleel nañu producteurs yi ci Niayes bi ñu gën a produire pour gën a maanaam wàññi encore dépendance extérieure bi. Est-ce que sentir ngeen ay mesures. am na ay promesses yu ñu def. promesse mais mesure amul am na ay promesses yu ñu def pour ñu am zone u Niayes yi ñu continuer di ci produire léegi promesses yi gisaguñu effet yi. promesses yi lan la ñuy promettre. am ay zones yoo xam ne dañ koy day nekk zone u agriculture duñ ci mës a tabax am na benn plan d'aménagement ci zone des Niayes boo xam ne ñu ngi ciy liggéey. Et je crois que buñ ko paree dinañ gis ne que am na ay zones yoo xam ne dina nekk zone production mais xam nga lu nit bind beneen nit mën na ñëw. dindi ko teg. léegi il faut une loi. dafa war laaj loi. il faut une loi et il faut Assemblée aussi nationale député yi war dem ci Niayes bi xool lu ñu fay def. proposer loi assemblée pour ñu voter ko kenn du ci mun dindi. dafa laaj loolu vraiment taskati xibaar yi mel ni yow ñoo mën a peut-être porter genre yi wax yooyu mais effectivement pour mu wóor na ne Niayes yi dinañ ko préserver il faudrait que ñu dem ba ci ay loi et aussi conscience citoyenne producteurs yi conscient nañu mais est-ce que sénégalais yi conscient nañu ne producteurs yi il faut que ñu bokk ci Niayes bi parce que ku ci nekk bëgg na kër man mii suñ ma daggaloon parcelle Niayes ne ma lor kaay jël sa kër a ngi nii dinaa ko accepter mais bu dee consciente naa ci loolu dama naan kër bi ñu ma bëgg a may est-ce que mi ngi ci benn ay terres agricoles loolu yëpp Sénégalais yi tamit ñoo ko mën a arrêter. Changement comportement changement de mentalité. waaw mais gis nañu Sénégal bari na suuf. boo jógee par exemple Dakar war a dem Bakel suuf si ngay seen da ngay yéemu ci yàlla ndax suuf si bari suuf jéeri bi ak wàll bi waaye dañu gis kenn exploité wu ko alors soo demee yenn réew yi am doole yi ay France ak yooyu sooy dem si yoon yi partout de gauche à droite da ngay gis yëpp ay tool la Sénégal am suuf si mel noonu mënul ba léegi exploité suuf soosu bay mën a dundal njaboot bu ñu sax di exporté lan matuwaay la ñu war a jël pour bañ a di xaar ba taw ñëwee rek ñu béy est-ce que war nañu gën a liggéey si maîtrise de l'eau def système irrigation bi xale yi amul liggéey yi sax mën nañu xëy na dem ci tool yooyu liggéey am fa lu ñu suturaal seen njaboot. Irrigation mooy ci sama xalaat benn ci li mën a vraiment changer agriculture Sénégal sécurité alimentaire Sénégal am na ay avancées yu bëri lu ñu ci def vraiment soo xoolee vallée du fleuve bi en 20 ans 30 ans li ñu fa defar ci ay aménagement nit mënu koo wax donc am na ay progrès te nit bu defee lu baax dañ ko koy seedeel donc am na progrès mais doyul léegi lii
li may def léegi nii mooy sama xalaat laa lay wax. waxuma la xalaatu IPAR waxuma la xalaatu chercheur sama xalaatu bopp laa lay wax. dama xalaat ni état am na lu mën a defal nit ñi askan wi mais li ci ëpp tamit nit kee koy war a defal boppam. privé yi ana promoteur privé yi sénégalais ñu ngi ci monde bi yëpp di fa def lu kenn musul gis di fa liggéey ay liggéey yu kenn musul kenn du ko waxati ay li di compétence li di production de richesse am na ay sénégalais yoo xam ne ay hommes d'affaires yu am xaalis lañu. mais ñooñu suñu ñëwee investir peut-être que dina am changement après man mii Laure Tall su ma amee as tuut man dinaa am sañ-sañu ne gis naa kii investir na ok lii c'est un bon investissement c'est sécuritaire. mën naa ci investir laajul xalaat bu yaatu. nguur gi ubbi ko ak homme d'affaires sénégalais yi ak chercheurs yi ñëpp ngeen toog waxtaan ci kas nit aussi buy dugal xaalisam dafay wut maanaam bénéfice. investissement la ñu rassurer leen ci suuf si problème foncier yi am foofu. ñu mun ko régler parce que da ngay dem Fuuta ni kii ne la tool bi sama maam moo ko moom depuis des millénaires. du ko béy kenn du ko béy te moom mu ngi day xiif yore suuf. léegi justement maa ngi bëgg a wax ci benn programme bu ñu bëgg a tëral IPAR benn programme bu ñu bëgg a tëral Podor projet pilote la amaguñu sax financement bu toog mais li ñu xalaat mooy jeunes yaa ngi fa suuf saa ngi fa. pas-pas baa ngi fa aussi parce que volonté bi lu bari lu am maanaa la pas-pas baa ngi fa léegi dañu bëgg a boole loolu yëpp jox leen yenn ressources yi éléments def ay études de marché pour ñu xam ban filière la ñu war a dugg soo bëggee dugg filière boobu boo amee 50 000 loo ci mën a def boo amee 1 million loo ci mën a def boo amee 100 millions loo ci mën a def ak li nga ci am bénéfice parce que c'est vrai li ci gën a am importance mooy rentabilité bénéfice parce que liggéeyal sa réew liggéeyal sa waa kër c'est bien mais il faut nga am ci dara donc loolu mooy benn projet bu ñuy commencer noonu Podor sur l'emploi et l'employabilité des jeunes suñ ci amee résultat gëm naa ne dina ñëwaat fii wax ci mbirum agriculture lay doon ci mbirum agriculture filière ou différentes filières ou agriculture bi mais dañ ko xalaatee ci benn place muy département de Podor mais exemple boobu bu doxee mën na law te mën nañ ko utiliser fu ne ci Sénégal. mais fi ngay waxee am na solo projet pilote boobu pour xale yi xam suuf si mën na leen dundal. waaye bu ñu xoolee aussi agro industrie bi boo jógee par exemple Dakar dem boori Saint-Louis nga gis les domaines du Sénégal xam nga fii ak ñaari fan dañuy wax la journée de la filière mangue. am na usines yu nekk Sénégal fii di defar mango di ko exporter directement sur le marché international am na usines yu nekk côté Saint-Louis même blé dañ koy defar les domaines du Sénégal def ay yu bëri Sénégal du ko gis ci kees dañ ko dugal exporter ko mais loolu nag la ñu mën a xoolee loolu ak homme d'affaires sénégalais pour ñu mën a produire fii jaay ko d'abord marché intérieur bi marché CEDEAO bi 300 millions d'habitants la ZLECA bi ñëw na pour xale yi xam na ne suuf si mun naa dundal xale mun na nekk li nga xamante ne indi emploi mun leen tax may ay milliards. li ñu war a def mooy bañ a xalaat liggéey suuf ci ay benn ñaar ñetti hectares mbay pour nga génn ci dëgg foog nga bay ay hectares agroalimentaire transformation pour nga génn ci dëgg il faut ngay transformer lu bëri boo nekkee groupement bu ndaw wala nga am unité bu ndaw mën nga ci am bénéfice mais as tuut nga ci am mais de organiser nit ñi en coopérative donc organiser nit ñi en coopérative mais xalaat ne affaire bi du lu ndaw parce que bu dee 1 hectare ngay produire li nga koy jaayee dina cher man mi di ko jënd pour transformer ko li nga ma koy jaayee dina cher su ma ko transformer man li may jaayee tamit dina cher benn produit bu jógee Chine wala Turquie mooy ñëw gën a moins cher sénégalais yi jënd ko parce que après sa poche tamit ngay xalaat donc affaire bi c'est une question d'échelle il faut que ñu yokk échelle yi ñuy produire ñu yokk échelle yi ñuy transformer mais il faut suñu financer aussi agriculture bi financement bi c'est une des bases mais tey
ku ñu financer 100 millions ba pare jàppale ko dina dem mais financement yu ndaw yi y a beaucoup de pertes da ngay gis dañuy financer ñu bari mais boo xoolee ñi ci génn vraiment wala ñiy def agriculture vraiment. Est-ce que dafa mooy pertinence ñu organiser en coopérative. yëpp mën na ne modèle yi en fait mënuñu jël benn modèle ne loolooy marché coopérative war nañ ko continuer di leen dooleel di leen financer mais aussi war nañ pousse initiative personnelle yi parce que li ñu gis mooy nit ki balaa muy joxe 100% ci dara mu moom ko. te coopérative yi mën na dox mais souvent dañuy am ay tolof ci ni ñuy organiser wu wala ni ñuy seen biir bénéfice bu ñëwee nan la ñuy séddale bénéfice yeeg yooyu. donc initiative personnelle bi tamit war nañ ko mën a encourager te dañu gis ne boo nekkee jeune Sénégal pour nga am crédit ne da ngay def agriculture c'est extrêmement difficile su ma doon laaj crédit su ma nekkoon jeune am 20 ans di laaj crédit pour commerce ci laay gën a am chance ni que su ma doon laaj crédit pour ne damay bay benn mais lu tax loolu. parce que rentabilité agriculture bariwul ba pare amuñu confiance ci jeunes agriculteurs yi. mais est-ce que loolu nguur gi warul mettre en place un levier. un crédit pour l'accompagnement de l'agriculture des jeunes. tout à fait commencé nañ ko ak ay programmes yu mel ni DER am na ñu bari ñu financer à travers DER pour agriculture léegi ñoom la ñu war a suivre gis ñi réussir lan moo tax ñu réussir xool élément yooyu. maanaam suivi bi ñu xool ko jéem ko démultiplier ñi réussirul wala li marché wul ñu xool lu tax saytu ko ne bon. ñii dañ leen jox xaalis te amuñu woon base ñii dañ leen jox xaalis pour des questions politiques bayuñu loolu yëpp ñu xool ko et puis après bu ñuy tëggaat programme bi wala phase suivante bi ñu jël ci ay leçons quoi. mais loolu mooy problème bi réew mi mooy suivi bi yenn saa dañuy financer ay xale. ci mbirum benn situation mais doom suivi. duñu def aussi xool lu tax maanaam projet bi réussir na la moo tax mu daanu te yaakaar naa ne xëy na boo jox xaalis nit mu war a liggéey da nga war a étape bu nekk xool saytu ko xool fu mu toll balaa muy lubal xaalis bi am na projet yu bëri loolu mooy na jafe-jafe ci réew bi surtout suñu mbirum agriculture. je crois que laal nga lu am solo suivi ñu ngi doon waxtaan démb je crois ci emploi des jeunes. ñu ne Sénégal yàgg na def ay programme emploi des jeunes muy am ñu ci am défaite parce que fi mu ne nii chômage des jeunes bi c'est catastrophique au Sénégal. am nañu ay programme lu mel ni programme maîtrisard ñu jël ay ñoo xam ne dañu jóge université parce que dañu ne woon ñi jàngul mënuñu yore projet ñu ne léegi dañuy jël ñu jàng jox leen suuf jox leen xaalis suivre leen pour ñu def dara mais aujourd'hui boo xoolee ñi duggoon ci programme bi presque kenn desatu ci kenn nekkul ci agriculture. kenn nekkul ci transformation activité yu ñu duggoon yëpp bàyyi nañ ko et ñu ngi recommencer waat même erreur yi. donc suivi bi reconduire la même erreur. exactement joxaat xaalis encore. dem encore ci échec. voilà puisque amul suivi amul. fi mu ne nii man li ma bëggoon mooy xool différents programmes yi xool programme yëpp ne léegi lan moo doxoon ci programme yi lan moo tax doxul. évaluation dem ci gouvernement bi ne leen léegi lii la ñu gis lii ngeen mën a def mais gëm naa ne booy tëral programme day am li gën li nga mën ak. ak li am te loolu yëpp day am ay différence. jërëjëf Laure maa ngi lay gërëm di la sant di fàttali auditeurs yi yow maanaam spécialiste agroécologie da ngay liggéey IPAR maanaam ay directeur de recherche foofu dañu waxtaan ak yow ci mbirum mbas mi buy duggee ci réew mi gis nañu mu ngi commencé law ci région yi te Sénégal dëkkam agriculture la te ñetti weer ci taw bi la ñu béy naka la ñu mun a aaree béykat bi ci mbas mi ak ñi nga xamante ne liggéey ak ñoom
pour ñu bañ a laal parce que bu leen laalee dina am impact ci réew mi ni muy dundee parce que ñoom ñooy béy di ci dundal ci réew mi te tamit naka la ñu mën a changer système agriculture bi ci réew mi ñu bañ a nekk rek di béy rek ci taw ñu xool yeneen agriculture maîtrisée irrigation ak yeneen gàncax ñu mun a suuxal ci réew mi pour Sénégal bañ a di dundee ñetti weer yu muy béyee année bi yëpp nit ñi mën a ko béy xale yi mën dugg ci tool yi béy ci wut ci lu ci amee seen i koppor gañe ci koppor mën a tamit tey seen njaboot te loolu comme ni nga ko waxee nguur gi moo ci war a dugal loxoom bu baax a baax xool financement yi évaluer projet yi yu amoon lu tax ñu échoué ñu dem ci parce que booy évaluer wul projet nga dugalaat encore xaalis yeneen projet da ngay ñàkkaat xaalis bi rek parce que xamoo li taxoon li nga dugaloon baaxutoon. ñu ngi lay gërëm di la sant la ñaan la bëccëg jàmm ak salaam Serigne Saliou Deme di la gërëm tamit ci maanaam technique bi di ñaan ñëpp di seetaan ITV ak di déglu i rajo jàmm ak salaam jërë ngeen jëf.